sàmm say xeeti wax yi bon. yàlla baax na kii waxi bon rek la may wax. yàlla baax na. heureusement que madame nga dañ lay wormaal faj ka maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu ñi ma bokkal plateau yëpp coro na moon naa la. chéri Maxu Mandela di nuyu également Awa Condé di nuyu sama invité docteur Mbagnick Bakhoum di la bàyyi nga dalal ko ci plateau bi. d'accord docteur Bakhoum nekk neurologue ñu ngi lay nuyu bu baax docteur bàyyi la nga nuyonteex téléspectateurs yi. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu itam di nuyu ñi fi toog yëpp ci plateau bi. di nuyu seen téléspectateur. di nuyu tamit waa service de neurologie ñi ma fi yebal. te nga xamante ne mooy professeur Amadou Gallo Diop jiite ko. d'accord mi ngi noonu alors man docteur yi li ma neex si ñoom ñoo dañoo ponctuel macha allah. yàlla na seen jàmm yàgg. donc Aïcha ñu fas yéene waxtaanee lan tey dañ ciy duggaale rek directement. voilà AVC la ñuy waxtaanee xam nga Fatka journée mondiale di xeex wàllu AVC wala di koy waxtaanee ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la woon ci weeru octobre muy le 29 octobre mais mu tombeek nag coïncide li nga xam ne moom moo di gàmmu gi ba tax na daanaka ci plateau yu bëri sax ñu ci bëri waxtaane wuñu ko ndax dafa tombeek ñu bëri biral seeni programme ndax jagleel ko li nga xam ne moo di mawlidu nabi moo tax rek ñu ne dañ ci dikk si waat ndaxte doomu jàngoro joo xamante ni mënee su ko bàyyi mu romb noonu mënee su ko ñàkk bañ a waxtaanee ndax li muy gàllankoor doomi aadama yi bari na trop fii ci réewum Sénégal AVC nag nekkatul rek feebar boo xamante ne nii ci mag ñi lañ ko doon gisee mais léegi dañu jàpp ne c'est une maladie et c'est un réel problème de santé publique tax tey ñu daal di fi dalal ki nga xam ne moom moo di docteur Mbagnick Bakhoum nekk neurologue ci hôpital Fann ku ci ne xam ne nag hôpital Fann liggéey bu am solo lay def ci juma li nga xam ne moom moo di AVC di accident vasculaire cérébral bu ñu doon xayma rek docteur déjà ñu wax ci doomu jàngoro ji nga xamante ni accident comme ni ñu koy waxee danaan tëll ci yaramu nit te buy ñëw du tàggoo te mën na laal membre yu bëri ci ni ñu ko xamee ci xayma bu gàtt mais comme yenn spécialistes yi bu ñu doon estimer Sénégal ñaata nombre de personnes ñoom ñoo fi am doomu jàngoro ji loo may tontu. loolu moom joxe chiffre nii dina metti mais lu ñu xam daal mooy nekk fu ñuy liggéey ñun la fay ñëw bëri na bu ñu doon xool tey di ko mën nañ wax ne daal par exemple ñi ñu fay hospitaliser ñi ci ëpp AVC la donc neurologie yëpp boo ko jëlee neurologie mooy lan mooy loo xamante ne dafay faj lépp luy jëm ci yuur lépp lu jëm ci moelle épinière mooy ruux bi ne ci biir yaxu ndigg bi lépp luy jëm ci sidit donc ñi fay ñëw ñëpp ñi ci ëpp AVC moo leen fay andi donc mën nañu wax presque au moins un tiers tey tamit yaa ngi koy wax problème de santé publique la parce que gravité bi maanaam tamit ñi nga xamante ne seeni bakkan dafay rot li ci ëpp tamit AVC moo koy andi loolu tamit 2 tiers la donc boo xoolee loolu moo tax mu comme ni nga ko waxee tamit mu jaara doon loo xamante ne dañ ko war a waxtaanee parce que tey am na ay traitement yoo xamante ne peut-être war nañ ko tëral te loolu dafay laaj ay organisation bu gën a dëgër. docteur fan la ñuy tënkoo ci xàmmee doomu jàngoro ji AVC reconnaissance yi signes yi. waaw signes yi moom mën nañ ne bëri na mais liñ ciy gën a fësal dinañ ci am yoo xamante ne nañ ko ci gën a fësal dañuy dellu peut-être ci tënk feebar bi mooy benn feebaru yuur la. donc lépp yuur bu ma ko dee tënk tamit dama naan mooy loo xam mooy tax ñu li nga xamante ne mooy ma mën a bouger sama loxo. mooy li nga xamante ne mooy tax man ma mën a dox. maanaam tout est lié au cerveau. waaw loolu yëpp cerveau moo koy commandé. waaw comme cerveau mooy commandé yow nga mën a dox. cerveau mooy commandé soo bëggee wax mën a wax li ngay dégg di ko comprendre loolu tamit cerveau moo la koy may gis bi sax bët bi day xool mais gis-gis bi cerveau la. donc loolu yëpp nag. mooy tax cerveau donc loolu lay jàpp. donc bu banaree bu daal AVC buy commencé ci yooyu mën nañu wax ne foofu loolu lay jàpp day jàpp yuur ñaareel bi dafa doon feebar boo xamante ne day jàpp siditu deret si bi nga xam ne mooy yóbbu deret bi donc ci ñaari fànn am na yeneen fànn mais dañuy yem ci ñaari fànn yooyu ñaari fànn yooyu mooy bi nga xamante ne sidit bi dafay fattu wala sidit bi dafay toj comme tuyau rek ndox boo xamante ne soit tuyau bi day fattu ndox dootul dem wala tuyau bi toj ndox bi génn donc loolu ñetteel bi nag mooy day bette donc nit la boo xamante ne doon dox soxla mën na sax yeewu tey ñëw plateau bi def li muy def midi muy añ affaire yi fekk ko foofu donc ci ñett yooyu la donc bu njëkk bi boo amee loo xamante ne kon dala bett ñëw da nga naan nga jékki-jékki rek yëg ko sa yaram mu doon loo xamante ne soit benn cër yi lu ci ëpp benn côté bañ donc sa loxo bañ wala sa loxo ndeyjoor wala sa
tànk ndeyjoor wala ñoom ñaar bañandoo wala sa wax ji bañ soit niñ koy waxee maanaam ni nga koy articuler. wala nga jékki saay bëgg a wax kuddu pour nga wax kuddu sax day nekk problème alors que da nga koy sax fàtte c'est des choses yoo xam ne c'est habituel. exactement loolu mooy wax ji donc articulation mais wax ji tamit yow moo yi ngay yor sa xel sax dootul ñëwati. loolu la ñu woowee aphasie ci ñun. waaw wala tamit yëg-yëg bi benn côté bi nga sentir ne yëg su ma la laalee nii. da ngay gis ne yëg-yëg bi par rapport ak beneen côté bi changé na wala tam gis-gis bi. waaw vision bi tamit mën na tamit am problème donc yooyu yëpp boo ko amee te ci teel bi bul ko sofantal demal ci hôpital ñu xool la parce que plus muy teel plus ngay teel a ñëw plus tamit paj bi di gën a yomb plus tamit sa récupération di gën a yomb plus tamit ngay am chance pour bañ a am ay mandarga. alors ñu bëri sax dañuy am li nga xam ne moom moo di début d'AVC te duñu xam ne sax moom la ci yenn ci signes yi nga xamante ni docteur da koy wax mais dañu koy sàgganee ba nga xamante ne bu ñuy yegg à terme day nekk ay complications moo tax il fallait que ñu accentuer ci ne yoo gisee ay signes yu nga xamante ne nii c'était pas habituel nga koy dund rek war nga mën a dem seeti neurologue immédiatement docteur pour accentuer ci côté boobu ndaw ñi léegi dañu seetlu ne que ñu ci bëri dañuy def ay accident vasculaire cérébral te doo xam sax lan moo tax ndaw ñi di am ay AVC te ba tey les causes ne sont pas déterminées lan mooy le problème. waaw exactement damay may tuuti mu wax tamit ci li nga wax sànq nit ñi di parfois signe damay bëgg a wax tuuti parce que loolu am na solo. parfois signe du permanent maanaam mën nga tey xëy nga jékki-jékki sa côté càmmoñ bañ. mu durer moins d'une heure de temps loolu c'est transitoire loolu am solo parce que alerte la maanaam ku war a def AVC mënul am wërsëg bu ëppee noonu maanaam ki war a def AVC moom mënul am wërsëg bu ëppee noonu parce que loolu boo deelee dem hôpital gis neurologue mu seet la boo xamee lan moo andi AVC bi dañ koy prévenir donc da ngay am chance bañ a def AVC am na ay gëstu yoo xam ne wan nañ plus de 50% ba 80% de prévention ci loolu donc loolu dafa am importance ma yegg ci jeunes yi loolu dañ ko seetlu loolu peut-être li ko war a andi mooy facteur de risque vasculaire dañoo gis ne léegi dañ gën a teel a nit ñi dañ ko gën a teel a jànkonteel surtout lu mel ni ay cigarette ak lekk beeg yooyu mais ci biir loolu tamit AVC wu mag ak xale bokkuñu lu ko andi donc loolu tamit dafa am bu ñu jëlee par exemple xale li ko gën a andi xale maanaam adulte jeune parce que tamit dafa am xale bi nga xamante ne moins de par exemple 18 ans donc yooyu yëpp causes yi du bokk bu dee adulte jeune par exemple jàpp nañ ne gis nañ ne li ko gën a andi problème sidit lay doon nga xamante ne ci carotide bi lay nekk mu doon loo xamante ne parfois soit dafay doon gaañu sidit bi am déchirure wala mu doon loo xam ne sax parfois da nga koy xaw a judduwaale. waaw wala mu nekk problème mu xol wala mu nekk ay problème mu ay infection mën naa andi ay AVC. faa ñu gëstu gis xale bu am AVC gëstu ba ci biir gis na infection. wala mu nekk sa deret ni nga ko judduwaale deret bi doxewul noonu ba tax day togg ay lumbu deret mais bu ñu jëlee par exemple xale yi ñi nga xamante ne moins de 18 ans am na gëstu ba xamante ne professeur Moustapha Ndiaye ko defoon kooku booy xoolee causes yi di ci ëpp fii Afrique subsaharienne drépanocytose ci la bokk ak tamit problème tamit xol yi. problème xol yi mi ngi dellu ginnaaw parce que li ci ëpp infection moo ko doon andi comme rhumatisme ci lu weesu loolu tamit ñi nga xamante ne dañuy manqué deret ci xale yi loolu tamit daf koy andi. waaw lu tax booba tey mënuñoo xam ne lii moom mooy indi AVC à part des fois ñuy wax ne que nañuy éviter un tout petit peu les maladies chroniques wala alimentation bi. waaw mooy facteur de risque yi peut-être. li koy andi lu ci ëpp xam nañu ko. boo demoon tey ba pays développé yi sax un quart des patients xamuñu lan moo tax ñu def AVC te pourtant te ñu leen di defal bilan bu rëy loolu donc science daf ci war a gëstu. waaye lu ci ëpp xam nañ ne li ci ëpp problème mu cholestérol la boo xamante ne day lalu ci siditu deret yi problème mu xol la par exemple ñi nga xamante ne surtout ëppale nañu juróom fukk at ak juróom bu ñuy yëg seen xol di am ay palpitations war nañoo dem seetu par exemple lu ñu woowee fibrillation auriculaire loolu da koy andi surtout ñi jëm ci mag xam nañ ne loolu la yeneen xeetu
problème mu xol yi li nga xamante ne dafay jëm ci valve xam nga diggante xol yi dañ naan xol yi ñeent lañ diggante yi dafay am ay buntu yooyu su amee problème deret bi day faral di tag ci biir xol bi bu fa tagee deret moom bu tagee rek day woy bu fa wooyee day andi lumbu deret boobu mën a dem ci cerveau bi. alors problème de santé publique la Fatka mais le problème qui se pose moom mooy ne que fii ci réewum Sénégal ba tey faju fi ci wàllub AVC dafay doon jafe suñu waxee wàllub infrastructure wax li nga xam ne aussi moom moo jëm ci koy waxate ressources humaines bi des fois aussi duñuy wax tuuti tamit ci façon yi nga xam ne moom la ñuy xeexee AVC ndaxte tamit mënoo ne da ngay xeex AVC jagleel ko benn bëccëg kese dégg naa sax ci seen journée bi ngeen ne bu doon seen sago mois d'avril bi yëpp lañu koy jagleel et man je dirais oui parce que feebar la boo xamante ne nii nekkatul benn fan lañ ko war a jagleel et fan boobu sax muy le 29 octobre dafay te ba tey on parle de cancer du coup du am trop d'influence dafa war a nekk date bu nga xamante ne nii dafa war a marqué ci esprit parce que léegi bokk na ci ñetti doomu jàngoro yoo xam ne mooy gën a sonal askanu Sénégal et je pense que li ngeen di woote man je suis d'accord bi ma ko déggee dama kontaan jéem a xool lu ngeen def la tout le mois d'avril ngeen koy xeex AVC mais est-ce que jàppale gi ci war ci côté nguur gi am na côté infrastructure mais côté moyen également. waaw côté moyen moom fu mu toll nii mi ngi am ay jéego ndax boo leen suivre professeur Amadou Gallo Diop wax na ci ñi ngi tabax service bu bees te loolu mu nekk collaboration ak directeur FAN ak ministère ba ci président de la République te lal yi ñu waroon am sax maanaam capacité bi dañ koy yokk donc foofu moom ñi ngi ci am ay avancé li des ci biir mooy naka la ñuy organiser peut-être xam nga malade AVC du malade boo xam ne dafa war a xëy rek dem hôpital jaar urgence doog a yegg ci neurologue. malade AVC dañ koy seppi defal ko yoonu boppam boo xamante ne bu ko amee mu am ñi mu woo ñooñu mu woo xam gis ne AVC wala moom ci boppam mu gis ne dafa war a AVC mu woo neurologue bi jël ko immédiatement. noonu la war a demee. donc loolu tamit ñu war ci liggéey ak ñoom ñi ngi def ay formation ci médecin généraliste yeeg yooyu yëpp. fu mu toll nii ba léegi sax formation bi jeexagul. ñu ngi ciy dem di ci jàppale am na benn organisation te ànd seeg tamit ministère de la santé. am na ay jéego yu ñu ci war a dox bon ñu ngi ci ba léegi mais fu mu toll nii am na tuuti am na quand même ay avancées. ren ñu nekk thème bi prévenir les AVC éviter les conséquences pourquoi ce thème. waaw parce que prévenir les AVC moom parce que AVC comme li ma la wax gis nga sànq bu may junju ne parfois day transitoire loolu laa ci gis ndax dafa doon feebar boo xamante ne bu la dalee mën na bàyyi mandarga yu rëy yoo xam ne yow ñun constatation lu ñuy dund mënoo ko comprendre c'est-à-dire que dafay doon ay mandarga yoo xam ne parfois nit ki rek a koy dund sax mais nga xam ne kii ci biir xolam vraiment jàpp na ko quoi mandarga yooyu nga dem ba tey mënatoo dox loolu metti na. nga dem ba tey yow sax li nga daan liggéey même intellectuellement mënatoo ko xam nga loolu metti na waaw handicap bi du nekk lu physique kese parfois da ngay gis kenn ku dox cëram yëpp a ngi bouger mais il est handicapé ci xel du mënati liggéey lu mu doon liggéey day gaaw a fàtte ainsi de suite donc mu doon affaire yu lu metti donc loolu bu dee mën nga ko prévenir yaakaar naa ne waroo ci am xel ñaar donc loolu moo tax ñu tuddee ko woon loolu te ñoom ñaar ñu ànd tamit ndax éviter les conséquences donc qui prévient peut éviter les conséquences. xeetu prévention bi ak surtout li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi est-ce que tey prévention bi war dëgg ak sensibilisation bi yéen a ngi koy def par rapport ak askan wi parce que tey jii signes yi nga xamante ni jot nga koo wax ni que moom mooy signe AVC dafa xaw a nduróo ak bu tension parce que tey da ngay gis ni que mag yu bëri ñoom seen loxo bu commencé bañ rek nga gis ni ñu ne sama tension bi yëngal na ma est-ce que tey jii sensibilisation bi nga xamante ni moom moo war par rapport ak askan wi yéen a ngi koy def. pour ñu xam waaw loolu moom ay jiwaat la xam nga boo amee loo dara loo yëg sa yaram waroo ko interpréter forcément comprendre nga da nga war a dem seeti docteur mu interpréter la ko donc loolu moom peut-être que njuumte la mais loolu dañ ci maladie dañ ciy juum parce que peut-être que bu ñuy wax ak ñoom ñu am loo xam te ne ñoom dañ koy comprendre fekk du loolu la ñu bëgg a wax parce que da ngay gis par exemple ay garab yoo xam te ne dañuy jàpp ne ñoom garabu tension la fekk garab boobu du garabu tension comprendre nga mais parce que garab boobu day faral di ànd ak garabu tension AVC boo ko defee ñu ci ëpp dañ lay ñëw ñu ne la non dama def AVC tension bi ma daaneel te parfois sax boo gëstoo da ngay gis ne tension bi du ci dara donc dafa doon ñaari affaire yu wute tension nag bëri na lu muy ànd ak AVC
mën nañ ne sax bëri na lu mu koy andi wante tension n'est pas forcément AVC maanaam tension du AVC ñam ñaar dañoo du benn. docteur revenir peut-être si type bu AVC yi pour que au fait ñu mën a identifier. waaw type d'AVC yi comme ni wax bu dee xam nga bon en terme bu dee dañu war a wax li ñuy gën a mën a wax par exemple par rapport ak li nga xamante ne moom la ñuy facteur de risque yi type AVC yooyu ñaar yi lañ ciy gën a namm tudd am na yeneen nag. mais ñaar yooyu noonu mooy comme bi ma la expliqué. siritu ndox bi nga xamante ne mooy yóbbu deret bi jékki-jékki fatt. waaw jékki-jékki fatt wala sirit bi ci boppam am gaañu daal di toj génnee deret gi dem ci yuur gi su ko defee yuur gi am problème donc ñaari xeet yooyu ñoom moom la ñu gën a ràññee te boo xoolee ci ñaari xeet yooyu noonu xeex bi foofu la tourné woo waaw. depuis ñuy commencé di wax wàllu wér-gu-yaram pour la première fois ñu tudd association de soutien de victimes de l'AVC pourquoi association boobu juddu ndax ñi nga xam ne ñooy faju ci wàllu AVC seen moyen du ca yegg wala nu mu demee noonu. waaw am na loolu yëpp parce que Sénégal la ñu nekk. waaye comme ni ma la ko waxee mu doon feebar boo xamante ne dafa law. jàpp naa ne sénégalais bu ne am nga loo sekk ak AVC. boo wax bu dul sa ñaanu ko yàlla bu dul sa waajur bu góor sa waajur bu jigéen sa tante sa xarit wala sa dëkkandoo def na AVC. kon tey nit ñi mën nañ ne dégg nañu au moins AVC donc li nga xamante ne peut-être liñ ci war a yokk mooy expliquer leen lan mooy AVC ñoom ñu gën a mën a comprendre lan mooy AVC et puis xam signes yi xam ne ba ñoo war a dem hôpital donc maanaam xam feebar bi waaw donc loolu mooy ne association boobu nag dafa juddu. ci journée bi nag ñu def ñoom ñu vraiment ñun dañu leen di gunge rek. mais ñi ci nekk sax duñu ay médecins ñi ci ëpp duñu ay médecins. ay propre famille lañu. ay victimes lañu. dund nañ ko waaw ñu def ci benn journée boo xamante ne dañoo dem waxtaan dañoo ñëw neurologie ñu waxtaan ak ñoom ak lépp vraiment c'était une très belle journée quoi. boo xamante ne bon donc ku ci bëgg tamit. di lancer appel yéen mi par rapport ak suñu mois d'avril beeg yëpp ñi si bëgg a jàpp mën nañ si jàpp bu ñu jëmee service neurologie laajte dinañ leen dugal ci association bi te association bi loolu yëpp la jàppale nit ñi peut-être financièrement mais aussi fexe tamit gën a xamal ak itam nguur gi tamit xamal tamit nguur gi parce que communication c'est important ba li nga xamante ne mooy suñu jumtukaay yëpp ñu mën si jot tamit. loolu moom je pense que ñëpp ñoo ci war a jàpp parce que feebar la boo xam ne comme ni ko docteur waxee léegi nii ñun ñëpp gëm naa ne am na koo xam. wala koo xamante mi ngi sa biir kër koo xam ne mës na def AVC mais docteur man li ma bëgg a xam mooy ndax AVC dinañ ko faj ba mu wér te du bàyyi benn séquelle ci nit ki parce que man malheureusement ñi ma jot a gis ñoo xam ne am nañ AVC ñii dañoo gaañu ñii dañoo am li nga xamante moo di paralysé gisaguma koo xamante faj nañ ko mu wér te amu ci benn séquelle est-ce que loolu c'est possible ñu faj la ba nga wér te doo ci jëlee benn séquelle. waaw mën na ne ci jamono ji. d'abord soit mu doon AVC bu ndaw. bu doonee AVC bu ndaw moom day demal boppam parce que yàlla moo bindee noonu nit da ngay mën nga def AVC mais yow sa bopp sa yaram. day tàggataat boppam ak tamit ay kinésithérapie ak yooyu yeneen xeet. ba yow nga récupérer complètement ba doo yëg daanaka mandarga. loolu mën na nekk beneen bi mooy am na ay xeetu traitement yooyu la ñu bëgg a tamit tëral yoo xamante ne foo nga teel ko def. bu dee deret sidit bu fàtt la ci gaaw ñu dem dindi lumbu deret bi. d'accord deret bi daal di circuler waat. d'accord en tout cas ñi nga xamante ne suñu borom teg na leen feebar boobu yëpp yal na leen ko